amul ci fii la bokk ñëpp tey suñu administré lañu moo tax suñuy jëngatu ci wàllu woowu du ma nangu ñu tudd ci suñu tur wala ñu wax ci loo xam ne day jëmale ci politique wala ci campagne électorale. suñu mbokk mii nga xam ne nag wax dëgg yàlla suñu artiste préféré la dinañu tëggal beneen morceau boo xam ne day jëm ci citoyenneté mooy li nga xam ne mooy kenn ku nekk li ko war digganteem ak goxam digganteem ak dëkkam. la ci des nag mooy yéen ñooñu ma tudd muy imaam yi yéen ñooñu ma tudd muy jàngu bi li ñuy def comme defaluñu ko suñu bopp defaluñu ko suñu parti waaye dañ koo defal Ziguinchor yëpp. damay wax toujours ni Sénégal ñaari tànk lay doxee mooy le temporel et le spirituel mooy li nga xam ne ñun ci la ñuy yëngu li ñu yor politique administration ak état ak li ngeen xam ne yéen moom ngeen di yëngu mooy yéen yor diine gi. moo tax daje gi ñuy daje gannaaw ëllëg dinañ ci waxtaan ndax sopp nañu ci seeni xutba ak seeni sermon ci église yi ngeen jàppale ñu ci sensibiliser Ziguinchor waay ci lii ñu bëgg a def. parce que yàlla may na leen cër boobu ngeen di taxaw àjjuma bu nekk ak dimanche bu nekk ni ñu déglu leen fàttewuma it ñi nga xam ne ñooy waa bois sacré bi muy religion traditionnelle ñooñu ñëpp nag ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay waaye gërëm it ñi ma limoon sànq ci nasaraan yëpp ci ñu teew fi ci ay société ak ay société publique ak privée nga xam ne ay partenaires commune de Ziguinchor lañu ma teg ci ñi nga xam ne samay naataango la ñu nekk ay maire nekk ay président conseil départementaux ñoom ñëpp ñu bàyyi seen yitte tey ñëw wuyu si suñu invitation ñu ngi leen di gërëm di leen sant wax ni ñi ma limoon léegi ci nasaraan te ñoom ñëpp biñ leen sollicité biñ leen yónnee bataaxal na leen dañoo bëgg ñu jàpp ci lii ñoom ñëpp joxe nañu ñii jël nañu seen i camion ñii jël nañu seen i machine ñii jël nañu carburant ñii jëndal nañu ay brouette râteau pelle ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm wax ni loolu dañ koy continuer parce que bokk na ci service bu ëpp solo ci man ci ku bëgg a defar ab dëkk mooy li ñuy tuddee service technique voirie service technique boobu nag dinañu génne lenn ci am commune bi daal koy équiper jox ko ay machine jox ko ay engin waaye recruter ay nit yoo xam ne méngoo na ñoom li ñu bëgg a def ba ñu mën a am suñu autonomie ci lu bëri ndax su ma leen joxee benn misaal rek ñun bi ñu ñëwee Ziguinchor ñaari camion yu mën a yóbbu mbalit lañ ci fekkoon benn bi dafa accidenté ba defe nag moom mënatuñu dara ci moom beneen bi dafa nekkoon en panne kon tey réparé nañ ko ba mi ngi daw waaye loolu li mu firndeel mooy tey UCG bu xëyoon jël ay bagages am dem ñu am problème Ziguinchor kenn dootu fi nooyi kon commune warul doxee noonu sàggane yooyu ba ëllëg mun laa dab ci ay jafe-jafe moo tax ñu ne service boobu dafa am solo ci ñun te lañ ko war a def yëpp fii ak juróomi weer yi di ñëw bu soobee yàlla ba service boobu am dayoo bi mu war a am lu méngoog dayoo Ziguinchor ndax Ziguinchor du dëkk bu ndaw loo xam ne 300 000 nit dëkk nañ fi mu nekk ci 46 kilomètres carrés kooku ci commune yu gën a mag la ci Sénégal dafa war a am ay jumtuwaay yu méngoog loolu kon ñooñu ñëpp ñu ngi leen di gërëm waaye di insister tamit ni la ñuy ut ci matériel yëpp dañ koy teg ci loxo Ziguinchor naam ci mairie bi lay nekk mairie ba saa yu buggee sumb ab activité am jumtuwaay yi mu ko defee waaye tey suñu toogoon ñu ne waa Kandiala wala waa Tilène wala waa Boucotte Nord bëgg nañu def activité set setal jël benn dimanche bu ñu yónnee ci mairie bi dinañ leen jox matériel boobu yëpp ñu dem def seen liggéey waaye ngallaawaay bu loolu weesoo matériel bi nañ ko sàmm parce que commune bi bëriwul doole nañu sàmm matériel bi d'abord ci liñ koy jëfandikoo ba duñ ko yàq bu ñu ne rek du sama matériel ku am sa brouette sa kër di nga sàmmanteeg brouette bi ba doo ko mbëkk ci miir doo ko dóor ci doj kon bu la ko abalee na nga sàmmanteeg moom ci anam googu ba brouette boobu mun a yàgg ci suñu loxo ñun ñëpp ñaar bi mooy boo paree ci jëfandikoo nga ko delloo parce que ñaare dañu constaté
démb rek maa ngi recevoir benn projet bu ñëwoon ci wàllu mbalit mi ñu koy wax Promoged waaye bi ñu dellu see bureau ñuy waxtaan bokk na ci li ñuy jàmbat mooy saa yi ñu équipé mairie bu ñu toogaatee 1 an suñu ñëwee ñu ne matériel bi benn say kon loolu dañ ci bàyyi xel xam ni suñu matériel la pour suñu jàmm la ak suñu kaaraange ak lu baax ci ñun nañu sàmmanteeg matériel boobu mbokk yi bésu tey dafa am solo waaye fii ak juróomi at la ñuy xam ndax li ñu jëmbat tey sax na meññ na ba nekk na ak guy gu rëy wala est-ce que la ñu tàmmoon xam ci Sénégal mooy bëreet la ñu am départ waaye arrivé zéro loolu est-ce que loolu mooy amaat bii part kon lii am na solo tey li Ziguinchor am lépp ci ay kilifa ci diine ci aada ci responsable quartier ci jeunesse bi ci université yi ci école yi armée bi ñëpp ñoo uy si suñu woote fii waaye ni mu amee solo ci symbolique bi fii man la waree am solo mooy bés bu nekk kenn ku nekk fàttaliku dañoo jëloon engagement ni ñun ñoo bëgg a joxe suñu bopp ngir suñu gox loolu nag pour mu am mooy il faut ñu fàtte suñu bopp tuuti mooy ñu bañ a nekk naan lii awma ci dara lu dugg sama poche tout de suite donc duma ci sonn li olof yi naan njariñ loo fekke wala xawma nekkati neen ndax lu bëy wala yu demee noonu proverbe yooyu baaxul bokk na ci li ñu tardeel nit da ngay mën a sonn ci loo xam ne njëriñu ñëpp la su dee njëriñu ñëpp nag njëriñ sa doom la njëriñu sa sët la ëllëg njëriñu sa sëtaat la esprit boobu la ñu war a delloosi te xam naa ne yéen ñi fi teew am ngeen ko kon bu ñu góorgóorloo ci loolu ñun pacte bi ñu bëgg a am ak yéen mooy lépp loo xam ne ci ñun la dinañ ci def suñu kéem kattan ba nekk ko à la disposition des Ziguinchor waaye li ñuy xaar ci yéen mooy saa suñu wootee waxuma suñu tournée gis seen suñu gannaaw de waaye nañ leen gis suñu wet wala ngeen jiituñu loolu bu amee rek fii rek ay weer waxuma leen ay adde fii rek ay weer ñun ñëpp dinañu gis coppite yu rëy rëy fii ci Ziguinchor parce que nag Ziguinchor nag wax dëgg yàlla dëkk bu rafet Ziguinchor manqué wul dara waaye ñun suñ ko xamee te gëm suñu bopp nangu sonn tuuti léegi ñu woon àdduna bi yëpp ni Ziguinchor dëkk bu mag la may wax nag saa su nekkee mbirum état boo xam ne tàllal loxo rek jox leen ma sarax leen ma lebal leen ma ñu foog ni noonu la ñuy tabaxee soo demee tàllal loxo yëlwaat ñu imposer na ay conditions ñu ñëw tabax benn stade wala tabax benn yoon suñuy sëtaati ki sët di fay te boobu jamono boo defoon li nga war a def sa biir réew am loo tabaxee stade boobu te doo ko lekk noonu ma koy waxee ci état noonu laa koy waxee rek ci commune bu ñu toog rek naan état bi deful lan la ñu état bi jox dañoo fàtte Ziguinchor déedéet dañu njëkk a def suñu wàllu googu nag bokk na ci lii ñu leen di woo bokk na ci leneen ak leneen wax naa ko léegi ci wàllu lempo parce que it tubaab bu dëkkam baaxee dafa fay impôt dëkk bu baax ku fi jógee émigré dem France da nga koy fay impôt boo ñëwee si gi doon ne dama fay impôt loolu ñàkk bëgg sa réew la kon lii mooy li ñu leen woo ci programme bi dinañ ci nag lancer tam li ñu tuddee économie sociale et solidaire mooy conseil bi délibéré na ba pare créé nañu li ñuy wax fonds municipal de développement économique et social waxoon naa ci campagne bi di sama yéene mooy fonds boobu ñu def ci koppar goo xam ne dina toll ci 5 milliards boobu nag waa Ziguinchor waa Casamance ak waa Sénégal yëpp laa ci woon suñu amee 100 000 personnes ku nekk ne yéene naa sama 50 000 francs boo dugal ci fonds bi fonds boobu dinañ ci am suñu 5 milliards boo xam ne mooy financer jigéen ñi parce que ñoom ñoo fi ëpp lu ñuy liggéey mooy financer ndaw ñi waaye nag loolu yëpp daf am lu ko jiitu mooy formation mooy li ñu tuddee la couveuse d'entreprise loolu dinañ ko lancer gannaaw ëllëg
wala samedi dañ koy lancer officiellement dinañu tuddeewaat nag ndax defoon nañ ko jamono ci gannaaw mais man mënuma nangu ñu am suñuy maam yoo xam ne nit dafa jógee fële ci àll bi ñëw ne da leen noot par force ñu ne làgg nañu xeex ak ñooñu ba faat fa ki nga xam ne moo ko jiite woon nga ñëw dellu si 100 ans plus tard jël suñuy yoon tuddee ko ñooñu bàyyi suñuy maam ñu toog di xoole loolu moom dina jeex fii si Ziguinchor te ëllëg dina jeex Sénégal kon ëllëg dinañu tuddeewaat yoon yooyu dinañu poser plaque yi may wax nag ni am na dama ko wax rek jàll am na yoo xam ne ay ñoll yu ndaw la yoo xam ne am naa ko ak monsieur le préfet bokk na ci nee na yoon yi man awma droit tuddeewaat leen parce que yoon yi responsabilité état la ma ne ko nag bu soobee yàlla mi bind nit ñi gisuma ci àdduna ku ñu mën a tere tuddeewaat yoon yi te amul bu ko tuddee bu soobee yàlla kon lii mooy la semaine bi nga xam ne moom la ñu woo waa Ziguinchor maa ngi daaneel ci wax waa Ziguinchor yépp ñu ngi leen di ñaan yéen waa Ziguinchor yépp ñu ngi leen di ñaan semaine bii du semaine Ousmane Sonko du semaine conseil municipal bi seen semaine la da ngeen génn massivement ñu liggéey suñu dëkk may féliciter rek conseil municipal bi sama équipe bi yépp nag ci liggéey bi ñuy def ndax lii ñoo ko organisé liggéeykat lañu nangul nañ ma ci li ma leen woo ñi ngi mouiller le maillot tous les jours ma leen di féliciter tey waaye di def mention spéciale nag à monsieur Alassane Diédhiou adjoint au maire nga xam ne moom moo piloté équipe bi nga xam ne mooy organiser semaine bi li may bëgg a daanee nag xam naa du lu ñu tàmm def mais je vais le faire d'abord en français wala je vais le faire uniquement en français je vais vous lire un petit poème que c'était bon et plaisant avant Dieu et l'homme de voir l'unification de tous les Africains. Comme ça a été déjà fait, je te dis qui nous sommes sous le soleil. Nous sommes les enfants du Rastaman. Nous sommes les enfants du Kaigeman. Afrique, unis-toi. Unis-toi pour le bénéfice de ton peuple. Unis-toi pour le bénéfice de tes enfants. Unis-toi, c'est plus tard que tu ne penses. L'Afrique attend ses créateurs. Afrique, tu es la pierre angulaire de mes ancêtres. Unis-toi pour les Africains étrangers. Unis-toi pour les Africains de l'Afrique. Celui qui a dit ces mots n'était pas un homme politique africain. C'était pas un leader politique africain. Celui qui a dit ces mots, c'était Robert Nesta Marley, qu'on appelait Bob Marley, et qu'on célèbre aujourd'hui le 11 mai. Cet homme, et il y a quelqu'un qui s'est présenté derrière ça. Je vous dirai, nous n'avons pas fait de jugement de valeur. La vie privée de chacun est sa vie, mais je préfère 1000 fois cet homme à nos hommes politiques en costume cravate, tout le temps aplatis devant les intérêts étrangers. Et c'est pourquoi nous célébrons avec tout le monde cette dimension politique de Robert Nesta Marley, cet homme qui a toujours souhaité une autre Afrique, une Afrique libre, une Afrique émancipée, mais surtout une Afrique unie. Je vous remercie.